voilà chers téléspectateurs asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokk yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi suivre seen chaîne la TV Waalo la télé di Waalo tey yéen a ngi seen émission 100% culture ngeen miin kanam goo xamante ni am na kuñ fi daawoon gis mu daawoon di ko présenté muy suñu doyen suñu présentateur muy Amadou Ly yàlla dafa dogal dafa nekk en voyage ñu wutu ko ci émission bi nii rek di dalal ki nga xamante ni tey moom la ñuy dalal te ngeen yàgg koo xam mu nekk Ady Coumba en tant que artiste créateur fii ci Dagana yor fi benn musée bu ñu naan musée Fuddu ñu ñëw nag tey di ko gane si waat di waxtaan ak moom ci yenn œuvre d'art yi nga xamante ni incha allahu taala dinañ ko présenter léegi ñu jox ko mu nuyoo sëñ Ady ñu ngi lay nuyu. sëñ Diop maa ngi lay nuyu di la fay lenn de am na duma jóg mukk ci di la sant di la gërëm di la wax jërëjëf ndax lan yow ci sa alalu bopp ci nga fexe ba taxawal ba créer TV Waalo donc mën nañ ni télé boobu yaa di directeur ba ndax yaa ko créé waaye ci biir loolu nga attan yow nekk caméraman di reporter loolu wax dëgg yàlla ngëm ànd ak yenn ngëm rek a tax nit mën def loolu nga jël fexe ba créer télé nekk ci télé ba di directeur ba pare yore caméra di nekk reporter kooku man dama lay wax ci sama wàll wóor na ma ni li nga def njariñu Dagana la Dagana la war wax jërëjëf man sama wàll dinaa la ko wax fu nu toll dinaa ni la jërëjëf jërëjëf sëñ Umar ñëw nga tey li nga wax itam am na ñàkkul ni da ngeen fi bare tànk ndax li fi nekk njariñu askan wi la surtout xale yi nga xam ni ci ñoom la ñu compter li nga wax ni tey da nga fi gis ñaari mbir yoo xam ni fokk mu nga laaj ma ci ma wax la ndax loolu aar la ndax lu mel na ko kuur bu ñu peinture ak butéel. dëgg la waaye doguma la yaa ngi dëgg suñu tànk ci dem bi waaye lenn rek la ñu bëggoon wax suñu téléspectateurs yi kii ngeen gis fa tabaarakallaa dañuy wax moo ñu delloo njukkal waaye ñun ameel nañ ko njukkal Dagana surtout ameel nañ ko njukkal ndax dafa nekk koo xamante ni li muy def fii ku fi ñëw da ngay yëg ni xam-xam mi ngi fi xam-xam moo fi nekk. c'est pas des œuvres d'art yoo xamante ni tableau la mais ku fi tëbal bu nekk xam-xam loo xamante ni tey soo ko doon étudier di defaat par exemple ay étude di defaat bindaat ci benn texte rek mën nga ci bind benn œuvre wala benn livre kon nag tey tabaarkalla xam-xam moo ñu fi tax a ñëw di wax rek ni mbokk téléspectateur TV Waalo bu leen fàtte di abonné ci seen chaîne bi ci YouTube la abonné leen ngeen bës cloche yi su ko defee benn programme bañ leen a rëcc rawante naag seen programme bi ba nga xamante ni moom la tuddee 100% culture kon ñu jëm monsieur Ady gis nañ ne fii tey sa œuvre bii gis nañ fi lu mel ne ki kuur tegu ci kaw gis nañ fi lu mel ne ki butéel mu mel ne dafa am kenn xamul man dama gis rek ne peut-être que saafara wala gàllaaj ba nga wékk fii mais ñàkkul nga am loo xam ne mën nañ ko ci expliquer. waaw sëñ Umar li nga ma laaj ci liggéey bi nekk bi fii kontaan naa ci ndax lu ëpp ci ñi ma fi recevoir di leen ci gàttandu dama leen di bàyyeeg seen xelu bopp ba ñoom ñoo di seet di dox di xool ba gis dara laajte ma wax leen yow itam tey da nga ñëw ba yàgg nga fi dugg yàgg nga gis mais tey sa xel dafa romb lii daal nga ni doo ko bàyyi jërëjëf sëñ Umar mën naa ni la ñaar ñii nga gis fii maa ko defar te yaakaar naa ni aar la aar boo ko déggee ci ñi ko moom di tubaab yi parce que nun wolof aar du waxu wolof waxu tubaab la tubaab li mu wax ci aar bare na am na mbubu yu mu ko jox benn laa ciy jël dégtal ko sunu nit ñi
particulièrement xale yi nga xam ne ñu ngi jàng te seen njàng aar nekk na ci waaw dafa am benn tubaab bu ne l'art est la sublimation de l'homme, sa part de divinité. L'artiste crée, que son inspiration vienne du monde qui l'entoure ou qu'elle jaillisse des arcanes secrets de son être, il donne une forme, un rythme, une beauté à l'œuvre qui naît dans une certaine mesure de sa main, mais plus profondément de son âme. Kon artiste bi li moo liggéey di ko jëmmal du rek liggéeyu loxo kese fu gën a sore ci biir li mu nekk fala yenn saa yi inspiration di jóge rek mu defar ko ba mu di jëmm ju taxaw loolu wax nañ ko ci artiste waaye itam ci tubaab yi toujours dafa am benn tubaab bu ne Canada la bokk nee na l'artiste n'est pas Dieu pour créer vraiment, c'est-à-dire faire quelque chose avec rien, mais il demeure celui qui peut fabriquer quelque chose avec à peu près n'importe quoi. Loolu jar na denc ndax nee na moom tubaab ba artiste li moo jëmmal ak di ko taxawal yëpp du yàlla yàlla rek moo mën a defar yàlla mën a taxawal te moom lu tax mu di artiste bu daan defar soxlawul matériaux day wax amal rek mu am artiste bi nag pour mu amal dara ay sagara ki ay bant ki weñ lu nekk laa dajale rek ba mën jëmmal dara kon wax nanu waxu art waxu artiste lenn nag am na artiste bi li moo liggéey yëpp li koy indi mooy inspiration day am loo xam ni moo koy pousse ci benn saa rek xelam yëngatu mu gis loo xam ni mën na ci taxawal dara mooy inspiration bu amee inspiration ci lay sukkandeku booleeg xalaat ñoo wax xalaat woowu imagination mu xalaat di seet nan lay boolee ba taxawal dara loolu donc ci gàttal wax nañu waxu aar lu mu doon aar mayu yàlla la ci xel mi la yàlla jox a tax ngay def lu nekk ci aar yow artiste bi da ngaa liggéey et d'ailleurs tubaab boobu ma leen wax léegi nee na tant que la société ne comprendra pas que les artistes veulent entraîner l'homme dans un processus d'humanisation croissante, elle n'aura rien compris à l'art et à l'homme. L'artiste est celui qui ouvre la voie des possibilités à sa société. Sans un créateur qui fonde pour elle des projets, elle se désintégrerait. Les hommes ne peuvent pas vivre longtemps dans une société où l'humain est banni. Donc, dégg ngeen lu ñu wax ci art, l'artiste ak création te am na xeetu tubaab bu ñoo wax allemand ci allemand am na domaine bu ñoo wax les romantiques allemands yi ñoom dañu ne le sentiment que quelque chose est créé est doué de vie et au-dessus du beau ou du laid c'est l'unique critère en matière d'art maanaam pour ñu wax ni aar am na benn mbir rekk la mooy nga defar soo defaree li génne ci xel taxaw xel man ko daj rek aar la kenn mënu ci dara du question wu ñaawaay walla taar déedéet liggéey nga sa xel ba génne dara loolu rek mooy valeur u aar ma dellu tuuti ginnaaw rek ci lenn sëñ Umar sa wayjur wu baax wa waaw sëñ Salif Diop Dagana yëpp xam ko dafa am benn at booba maa ngi ci CM Alpha ma yore wele yore bibliothèque ba sa wayjur wa ñëw ci man nuyu ma xam na ma noo dëkkaale benn koñ mu ni ma sëñ Adi yow kat dama ñëw di la seet si ndax
benn soxlo ma ne ko sëriñ bi bismillah Jóob bismillah toogal mu toog ma ne ko bismillah sëñ bi nga ne lan mu ne ma man daal dama bëgg a jàng anglais sa papa ma wax de ma ne ko jërëjëf Jóob ma ree sax ni ko sëriñ bi man mii ngay gis même bi ma jàng collège bu ma yeboo ni xamuma woon dara la ci anglais yow nag culture yëkkati na la làq nga ñàkkul juróom-ñaar fukki at nga ñëw ni dangaa jàng anglais culture moo tax nga koy def waaw kon Serigne Oumar yow mi boo jëlee sa lépp def ko ci culture mais man bettuma te sa wayjur woowu ma ne ko dinaa la booleeg benn professeur bu nekk fii ci collège Alpha Mayoro Wele bu tuddee Ablaye Diop professeur u anglais la dafa sawar jàngale ba mathématique ak français yëpp laa jàngale dinaa la booleeg Ablaye noonu la sa papa jànge anglais pour problème mu culture alors que mbiram yëpp ci l'islam ak jàkka ak jiite la nekk kon Serigne Oumar encore lu nekk am na fu muy jóge léegi nag ma dellu si ci aar yi gis ngeen kuur gi kuur ga dafa weex ñaari bopp yi am lu xonq ak lu ñuul kuur nag ci nu ko xamee fii ci waaloog Sénégal yëpp dund gi bu yàgg dugub a ci ëppoon te dugub daañu ko soq daañu ko wal kuur lañ daan jël ak gën léegi kuur gi ngeen gis ñàkkul ni li tax ma def ko boroom xalaat na lu ñoo wal di ko dunde mais kuur gi li tax ma def ko boroom xalaatul dund gu lu ñoo wal di ko dunde déedéet gis ngeen weexaay bi couleur bi dafa jëmmal nit gu weex gis ngeen bopp bi ci kanam te ñuul dafa jëmmal nit gu ñuul li xonq li ci nekk taq ci bopp bi dafa jëmmal deret alors nu mën ko jàppe deretu nit gu ñuul mu mel naka kuur gi daf doon wol nit gu ñuul dugal ko ci gënn di ko wol ba deret génn loolu nag xel day dem ci tubaab def na lu raw loolu nit gu ñuul dugal nit ci gënn di ko wol ba mu di pat tubaab def na lu gën metti loolu nit gu ñuul lii nag tur la rek turul téere la dafa am benn téere boo xam ni sénégalais bu juddoo ca Bordeaux màgge fa jànge fa moo ko bind téere boobu mu ngi tuddee coup de pilon mooy kuur guy dal et puis lu tax ma xalaat liiree noonu ni noonu la moom naqar wu rëy la am ca tubaab yi fa la juddoo fa la màgge fa la defee lépp waaye li mu fa daj mettit woowu moo tax mu bind téere boobu tuddee ko coup de pilon kooku sénégalais boobu mu ngi tuddee David Mandessi Diop sénégalais la baayam di sénégalais David Diop moomu téere bi mu bind recueil bi mu bind mu ngi tuddee coup de pilon ci sama gis-gis ndax li mu ëmb jaadu woon na téere David Diop boobu recueillam boobu jaroon na ñu ko nafar ci école yi ci Sénégal yëpp ba université ñu ko jàngaat ndax njariñ li ci biir lu mel na que téere boobu war nañ ko di nafaraat lu mel na que dundu Cheikh Anta Diop waruñu jóg di ko nafaraat lu mel na que jaar-jaaru Sankara war nañ ko di nafaraat lu mel na que li Nelson Mandela dund war nañ ko di nafaraat
nafar bi yëpp mooy lu amal njariñ sunu xeet li ñoo wax nekk ci nun danaa ci yokk nag benn tubaab am na benn français bu tuddee Jean de La Fontaine ci sama gis-gis Jean de La Fontaine noo bokk jamono li mu bind di les fables moom La Fontaine waroon nañ ko di nafar ci école yu gën a suufi ba université waroon nañu jàngale les fables de La Fontaine ndax La Fontaine sunu noo bokk jamono lépp lu mu waxoon noo ko dund ci Sénégal gi bépp poème mu La Fontaine bu ngeen ko seetaatee dafa mel na sénégalais mooy wax ci Sénégal looloo di njëriñ ci njàngale mi waaye ñi yore njàngale mi li fi tubaab bi bàyyi woon lu ëpp loolu rek lañ fi bàyyi mu di littérature jàmbur am nañ ko dugal ci programme yu jàng ko xale ak mag di ko jàng ma ne fable de La Fontaine ak luñ ko xeeb-xeeb waroon nañ ko di jàngaat ca université yi ci Sénégal ak lu mel naka téere boobu tuddee Luc le Lièvre téere boobu kenn waxatu ci lu jëm kenn jàngale kenn gisatu ko te téere boobu kan moo ko bind Léopold Sédar Senghor ak Abdoulaye Sadji ñoom ñaari bopp yooyu ñoo ànd bind téere boo xam ne dara gënu ko neex tubaab bi ci nekk kenn amul lu ko weesu yooyu la ñu waroon di ko nafaraat ci réew mi ak jaar-jaaru ku mel naka Mamadou Dia kooku jaar-jaaram war nañ ko di nafar ci yooyu la noo jëlee lu sawee réew mi waaye yi fi nekk lu ci ëpp du benn dëgg dañu ko teg ko ci loo xam ni daf leen neex rek c'est arbitraire. David Diop œuvre bi mu bind ay poème la man ci sama yëg-yëg David Diop fait partie des plus grands poètes de la terre les plus grands poètes ci suuf David Diop ci la bokk te kat benn œuvre am la bu tuddee Coup de pilon David Diop yàlla dogal bi indépendance yi commencé ci Afrique dafa gis ni warul woon li mu gëm mooy Sékou Touré mu ca Guinée mu jóge Ndakaaru war jël avion dem Guinée di fa jàngale ji ndax gëm révolution yàlla dogal bi mu quitté Dakar ci avion bi au large de Dakar ca la avion ba takk dafa mel naka kaddu tangoon nawet moo dal avion ba soobu ci biir suuf ci biir géej gi fa la addinaam yem mu ngi yóbbaale woon nag beneen deuxième manuscrit boo xam ni jotu ko génne dama ne ñii ma leen wax ak ñoom Cheikh Anta Diop ñoom la ñu war di nafar fu ñu mënti tollu ndax réew mi génnee ci li mu nekk léegi bu cours gi passé butéel bii ngeen di gis butéel rek la butéel bi lii moo waral butéel bi weeru février bii nu génn dafa am ku ñoo wax monsieur Bokoum moom mooy directeuru musée des civilisations noires ca Dakar mu am mission ci Dagana mu ñëw Dagana nekk ci mission ba yàlla dogal ma ànd ci ak moom mission wu quelques heures ci biir Dagana bi mu paree war dellu Ndakaaru ca saasa bi mu jeexale nu ànd ba fii ci buntu musée Fuddu mu taxaw ma gis mu dugal loxoom ci poosam poosu tubéy bi daldi kot yi ba génne dara daldi ma ko buux nii lemal ma ko ci sama loxo bi may yëgee kayit wi rek ma daldi kontaan ma daldi ni ko jërëjëf mu dugg otoom dem bi mu demee ba won ma gannaaw ma tàllal sama loxo mu di kayitu 2000 francs CFA kon directeuru musée boobu ma àndaloon ci mission ba pare mu def loolu dama ni daf ma ko jox yaakaaruma ni daf ma ko may yaakaaruma ni daf ma fay damay wax rek ni Bokoum daf ma jox
2000 francs yi ndax daf ma yéem mënuma wax ni daf ma fay wala daf ma may dama ni rek jox na ma bi mu ma ko joxee ci laa jël ambalong yu ñoo dugal leetar ma jël ambalong ba dugal ca 2000 francs ya ambalong bi sax bu ngeen ko xoolee wax la seede la ndax ambalong bi bleu blanc rouge bleu blanc rouge bleu blanc rouge rek moo ko wër kon drapeau France la ci ambalong boobu laa dugal ñeenti téeméer yi ba pare dugal ñeenti ambalong bi ci bouteille bi maa ngi ci bind nag souvenir d'un directeur mu di œuvre d'art bu am solo pour man ndax fàttali ko lu ma mënul fàtte ma tuddee ko itam junj dama junj rek nar ko bokk ak yéen ngeen seet yéen jëf jooju action boobu ngeen seet lan ngeen ci xalaat benn ñaareel ba maa ngi ko booleeg liggéeyu David Diop di xamal David Diop ni ko kenn ci sunu xeet moo def jëf ji David seede ma ci kii un des nôtres moo def ji jëf ma bàyyi yi fii nag ak ku nekk ndax ku nekk ak ni nga gisee waaye man gis naa ni ñoom ñaar ñi œuvre d'art lañu yu am solo. bon ñetti tableau yi leen na la gis nga bii borom poème bi mu bind ma ngi ko titré un blanc m'a dit lu ko tubaab wax li ko tubaab wax nekk na loo xam ne mën naa ko wax moom kenn ci li mu dund ci àddinaam ak tubaab yi ndax France la nekkoon di jàng mën jàng lool ñu seede ni mën na jàng waaye dafa bare ay xeexkat la daf daan xeex ak i moromam ndax affaire racisme mu bind poème bi tudde ko un blanc m'a dit poème baa ngi nii su ma juumulee un blanc m'a dit tu n'es qu'un nègre un sale nègre. Ton cœur est une éponge qui boit avec frénésie le liquide empoisonné du vice, et ta couleur emprisonne ton sang dans l'éternité de l'esclavage. Le fer rouge de la justice t'a marqué dans ta chair de luxure. Ta route allait contourner de l'humiliation. Et ton avenir, monstre damné, c'est ton présent de honte. Donne-moi ce dos qui ruisselle de la sueur fétide de tes fautes. Donne-moi tes mains calleuses et lourdes, ces mains de rachat sans espoir. Le travail n'attend pas et que tombe ma pitié devant l'horreur de ton spectacle. ñaaw te fii la mën yem waay loolu David ko wax ci lu ko tubaab wax te du benn bare na mu teg ci yeneen ñaari poème souffre pauvre nègre mooy na la métti rey yow nit gu ñuul kasara gi mu tegati ci poème bu mel ne que pleure jooyal kon xam ngeen ni fii dara neexu fi ñett ngi nii nag ci poème yoo xam ni David Diop bind na ko mu nekk ci recueil ba mais lii jar na woon sunuy doom ñu xam fan la nu tubaab bi teg te ba léegi seen racisme boobu dañul tey la gën a actuel ñoo jéem naxasaale amu ci racisme boobu fale ñuy seen ca ginnaaw wax naa ci ki ko wax moo tudde Malcolm X li mu wax ci racisme ma nga nale ma fa bind nanu yem ci David Diop pour l'instant mbokk yi tableau bii ngeen di gis dama ko rendre hommage David Diop maa ngi ci bind hommage texte bi gàtt na mais am na solo au large de Dakar la faune et la flore marine s'inclinent devant un mystérieux manuscrit signé Gorgui David Mandessi Diop le Nègre man Adi Coumba maa wax loolu
jërëjëf. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ni laajoon nañ ko suñu papa Ady mu nekk Ady Coumba Aidara nekk artiste créateur fii ci Dagana yor fi benn musée comme ni ñu leen ko waxee léegi ci début bi musée bi mi ngi tudd Fuddu di leen wax rek ne musée bi comme d'habitude day leen ñëw rawante naag waa Dagana yéen ñi nga xamante ci seen biir la nekk day leen ñëw di ko visiter di ci jéem a andi seen doom yi di ko gën a xam ñuy gën a jël connaissance jël xam-xam moom du jeex waaye fii gëm nañ ni xam-xam mi ngi fi waaw kon Ady émission bi ñu ngi jëm ci fin bi gis nañu li nga ñu expliqué ci œuvre d'art yi. lan nga xamante ni moom nga mën a tàggatoo suñu mbokk téléspectateurs yi. tàggatoo bi daal lenn rek la yal na lii doon alalu Dagana alalu Sénégal alalu àddina bi yal na doon njariñ bi nu ci xaaru ndax nun jariñ te surtout njariñ li jàpp ci xale yi nga xam ni ëllëg ak si biir ñoo fi nar des ñoo nar a yore réew mi li nu leen di bàyyil au moins mu mën leen jariñ loolu mooy sunu ëmm ba tax lii gëm nañu ko yal nañu yàlla jàppale nun ñëpp rek bépp yéene bu baax ku ko fi am ci dëkk bii yal na la yàlla jàppale nun nag loolu daal mooy sunu gis-gis ci la ñu sëgg gëm ko noo ngi wax rek alhamdulillahi rabbil alamin bon mbokk yi alhamdulillahi rabbil alamin comme ni ko suñu bàyyi waxee kon nag di leen jox dig daje rek incha allahu taala ci beneen numéro ci seen beneen émission incha allah taala du ñàkk beneen émission dina fekk ki nga xamante ni moo war a animé émission bi muy Amadou Ly dina ñëwaat ak yéen ci yeneen émission incha allahu taala ñu ngi leen di gërëm di leen wax rek ne bu leen fàtte abonné ci seen chaîne bi bës leen ngeen abonné ba pare bës cloche de notification bi su ko defee ngeen bañ raté benn loo xamante nekk na ci ay vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy dugal mbokk yi ñu ngi leen di wax dig daje incha allahu taala bye jërëjëf.